jërëjëf mbokk yi ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futur Média di leen dalal ak jàmm seen émission sama kër alors sama kër nag tey dañoo wàcc fii ci fa ñu duppee kon këru mécaniciens yi nekk fii ci diggante Sacré-Cœur ak Mermoz fii nag moom mooy ancienne piste bu ñu nee ancienne piste nag mbokk yi moom xam ngeen ne identité bokk na ca ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk mécaniciens yi alors tey nag dañuy ñëw dugg ci seen biir xool un peu ce qui se passe parce que li ñuy wax ci maanaam yóbbu mécanicien yi ci yeneen bërëb daanaka bari na moo tax nag tey jii nii il faut que mu leer bi nag moom mooy xool mécanicien yi ban surface la ñu rek daal di occuper mais surtout nañ lañ nar a kon recaser jàpp leen mbokk yi ne ñoom ñi ngi ci 13 hectares fii nag ci Sacré-Cœur Mermoz bu leen neexee ngeen ne Wakam donc extension seen émission sama kër dañoo fas yéene kon daal di waxtaan buñ ca paree nag dem seeti suñu sponsor leader di Sococim Industrie ñoom ñu wan ñu ni ñuy defaree ciment yi ci biir laboratoire yi ci ay conditions yu mucc ayib sama kër tey jii ci biir mécanicien yi lay doon ay ca ñu dem. gis ngeen li ñu leen wan un peu image yi fii ci li nga xamante ni moom mooy mécanicien yi nekk ci ancienne piste bi bu ñu ne nag ancienne piste xam ngeen ne dafa am histoire moo tax bu ñu ñëwee ci kër dañuy rek bëgg toujours dem di seeti ñi nga xamante ni ñoom ñoo yàgg ci kër gi ba ñu ñëwee ne dañoo joxoñ Pa Ndiaye du noonu la. waaw Alaaji Ibrahima Ndiaye laa tudd. bàyyi ma woowee la Pa Ndiaye rek. waaw d'accord. ça va xaar ma xaw la sori tuuti nga dindi masque bi comme ça au moins ñi ci mën la xàmmee nga wàcce masque bi tuuti rek. ni baax yor naa sama bos. ni baax na. da nga ragal Covid. waaw lii moom neex naa dégg. maa ngi leen di ziar bu baax a baax sama papa yi ma fi fekk. d'accord Malick Diop. Malick Diop ak. Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye alors tey dañuy ñëw def si reportage fii nii Ndiaye nee naa sànq bu ñuy ñëw def si reportage il faut ñu xam un peu histoire donc béréb bi bu ñuy dégg ancienne piste daanaka ñun depuis bañ koy commencé di ko dégg ba léegi mécanicien ci la ñu bokk fii ban at ngeen fi sanc 2003 lañ fi ñëw. 2003. waxal bu baax. 2003 lañ fi ñëw le 19 mars 2003 la ñu ñëw fii bañ fi ñëwee ba léegi nag ñu ngi fi toog di xaar yàlla. waaw. mais ñaata mécanicien moo fi nekk xamu leen. mécanicien yi fi ne ñoom samay doom ak samay jarbaat ak samay rakk ñoo fi nekk kon nag mécanicien yi fi ne mënu ma laa tey wax na ne temps la barikalla bëri nañu jàmm rek lañ fi nekkee nag. mais tey jii nii dëkkuwaay yi dafa jege loolu seen garage mécanique yi peut-être loolu mën na wundu li nga xamante ni moom la ñuy indi ci projet pour jëlee leen fi yóbbu leen ci yeneen ni béréb mais mu mel ni toxu boobu yéen tàmm ngeen ko. waaw loolu du tey man en 46 ba léegi maa ngi ci métier mi mais mécaniciens yi ci seen bopp dañ leen a joxul benn gëdd ak grade dégg nga man dama liggéey ci service yi fu nekk laa liggéey ba fii mu ne nii maa ngi sant yàlla waaye mécanicien amuñu benn grade. ci administration beeg par liñ ñuy wax nag ci boppam lu leer la man dañ ñëw fii pour buñ ñu fi jëlee ci suñu bopp dañuy yóbbu ji fële foo xam ne xëy na ñu am fa jàmm loolu lañ yaakaar looloo taxit ñu nangu jóg fi mu ne nii lañ waxanteeg ñoom buñ ko defee bu soobee yàlla gënante ba nañ ko waxee woon ñoom bu deñee ci ñoom lay jógee. ñaata at nga def fii ñeent fukki at ñaata at nga def fii. fii le 19 mars la 2003 lañ fi ñëw. 2003 waaw boobu ba léegi ñu ngi fi nekk mécanicien yi ci seen bopp waaw. tey jii nii est-ce que yow si sa gis-gis yaakaar nga ne genre béréb bu mel nii mën na dendoo ak ay nit fu ñu dëkk. waaw mais ñun fii biñ fiy ñëw nii xam na liñ fi fekk nit nekku fi woon ay paxa fi nekkoon ñun ñoo ko remblé nii. kon nag c'est important wax ko en fait. waaw mais léegi ñun ñoo ko defar ba pare jox am na ñeneen ñu ko soxla ndax ñun fu ñu defar buñ paree rek ñeneen soxla ko administration bi yëkkati jox leen ko ñun nag amuñu mbañ.
ndax du suñu titre foncier maanaam naa ay titre foncier mais lii du sama titre foncier bu ma moom comme moomu ma ko nag ci boppam dama fiy liggéey ak sama njaboot ñun ñëpp liggéey rek la ñu fi de waaw amuñ fi leneen itam. En tout cas bu ñu suivre tey émission bi mbokk yi dinañu rek daal di gis un peu plan yi nga xamante ni moom la ñu tëral kon ñi nga xamante ñoom ñooy mécaniciens yi mais surtout promesse yi ñu leen nar a jox waaye mu nekk ay promesses yi nga xamante ni ñu am yaakaar ne ni danañ ko rek daal di topp ci loolu nag ñuy dem seeti kenn ci kilifa yi donc di siis mu wax ak ñun ci nañu dëkkee ñoom mécaniciens yi ak li nga xamante ni moom moo fas yéene daal di nekk solution pour ñoom ñu mën fee jóge juste fàttali ne ñoom ñi ngi daal di sur 13 hectares parce que c'est important de le rappeler léegi. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye nekk président collectif mécanicien yi nekk fii ci Wérén bokk ak ñëpp liggéey bi kii di suñu kilifa di Baye Ibou Ndiaye duñu wax ci waxuñoo moom duñu def ci defuñoo moom mu uuf ñu jaboote ñu yiir ñu aar ñu. ñi di ko gërëm ci loolu kii di sama mag Baye Malick Diop moom it mu bokk ci mag ñi nga xam ne dañ ñoo uuf wiir ñu aar ñu di leen ñaanal fa nu gudd ak wér-gu-yaram li nga laaj paa bi nag mën na laa cee leeral fii bi ñu defee recensement bi 1270 chefs d'atelier moo fi ne 19720 apprentis stage moo fi ne fii ci Wérén comme ni ma la ko waxee le 19 mars 2003 la ñu jëlee terrain Faye indi ñu fii on a fait 20 ans. même président de la République bi mu taxawee fii ci buntu bi di def inauguration fii wax nañ ci ak moom ba mu ne kon naa leen jàppale kon bu ngeen ñëwee fii di gëstu loolu dañ ciy sant ndax fay seen kàddu mën a egg suñ kàddu mën ñu fa egg dafa laaj ne bu ngeen ñëwee ñu wax leen li nga xamante ni mooy li fi nekk ak li fi am dana tax yéen seen liggéey gën a rafet kon bu loolu amee ba ngeen ñëw fii ñii sant nañ ñi fi bokkal nekk ñëpp projet bii muy wax ni tey boo gisee ñu engagé wu ci mooy que nun luñ mën a am luñ moomal suñu bopp moo ñu gënal ndax fu ñu mën di ne ci amuñu luñ moomal suñu bopp luñ bëgg a liggéey dañ ko liggéey muy suñu wàllu xam-xam suñu wàllu formation suñu wàllu éducation suñu wàllu kii nu mu tudd comportement te dañu war a jóge ci secteur informel di eggu formel te loolu nag dafa laaj état bi jàpp ci loxoom parce que li ma la wax nii emploi yooyu nun ñoo ko créé nun waxuñu emploi ñun dañoo def création de emploi amélioration emploi lañ soxla suñu diggante ak état li ñu mën nag mën nañ ko li ñu xam nañ ko mais daa xam loo xam état lañ ciy séentu ndax li ñu bëgg a liggéey lépp mun ñu ko am tant que amuñu fuñ moomal suñu bopp. dinaay faral di wax nag suuf du sori. suuf du sori de moom. nit mooy fekk suuf waaye suuf du fekk nit te jàpp nañ ni ñun xam-xam bi ñu yor ak man-man bi ñu yor fu ñu mën di dem ñu fekk ñu fa ndax dañuy wax ni hôpital fu mu nekk malade fekk ko. kon loolu bu fekkee dafa dayee ci ñu ànd nekk benn état bi ñëw jox ñu loxo waxtaan ñu pour wutul ñu fu ñu dugg dañ ci ànd ak moom te di ko defal te ñaan yàlla liñ ñu wax lépp nag nañ fexe ba def ko. mais est-ce que d'accord ngeen ne façon nekkin wii nii gënu sax ci yéen. non loolu ñoo la gën a xam waaye amuñu pexe dañ ne Olof Njaay daf ne ñàkk pexe la ku amul yaay nàmp maam ndax buñ sañoon nii ñuy liggéeyee nii ak nii ñu nekkal fii ak nii ñu toogee nii rafetul ci ñun ndax xam-xam ak man-man bokkut ak yàqkat du dëgg métier nag bu fekkente ne ñu fi daje ñëpp it xeebuñu kenn ndax ñu fi nekk yëpp seen doole rek lañ fiy jaay muy kuy jaay caaf muy kuy def ferraille muy kuy def leen ñëpp yàlla dafa def ñëw fi di daan seen wërsëg fii bu ñu la waxee ne la chaque jour 17 millions de francs CFA mooy suñu dépense quotidienne par jour ku économie bu toll noonu ku bëgg a déplacer nag war nga ko préparer boo bëggee fekk fu dara newul foo xam ñoo xam ne def nañ fi 20 ans ba créer loolu lépp balaa nga koy déplacer da ngay xam fi nga koy teg xam na nga loon fay yóbboo am na ci loo xam ne néewuñu état defal ñu lépp waaye am na loo xam ne mënut a ñàkk le minimum ñu fexe ba ànd ko ak ñoom ministre de accompagnement bu dëgër ak maanaam jumtukaay yu wér loolu la ñu soxla ci état. alors mbokk yi gis ngeen suñu du ma ne doxantu sax mais teew bi ñu teew ci biir garage mécanicien yi nekk fii ci ancienne piste bi wax bi nag benn la maanaam lañ leen bëgg a recaser ak conditions yi leen bëgg a recaser ak nekkin bi ñu nekk ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy dëkkuwaay yi loolu waxtaanee nañ ko ndaxte xam ngeen ne cadre de vie c'est très important ndaxte émission bi sax bëggoon nañ ci ànd ak directeur cadre de vie mais
yeneen yitte moo ko rek daal di téye moo tax nag mujjut antu mais incha allah dana am yeneen émission yu ñu sekk ak moom waxtaan ndaxte dëkkuwaay buñ ko bëggee rek daal di matal il faut mu ànd ak cadre de vie ndaxte dëkkuwaay bu sell ci environnement bu sell loolu la ñu rek daal di wax moo sax wundu reportage bi ñu ñoo def fii nii ci garage u mécanicien yi ñu ngi ci toog nag ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci garage mécanique bi nekk fii ci ancienne piste bi sëñ bi Ciss moom yaakaar naa ma yor seen kàddu Ciss maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum Dieynaba Seydou Ba ñoo ngi lay nuyu di nuyu waa TFM di nuyu seen auditeurs yëpp di am mbégte nag dalal leen tey fii parce que dalal bi ñu leen dalal fii dañ ci am plaisir bu rëy parce que tout simplement ñun dañu installé fii depuis 2003. donc depuis 2003 bi ñu fi installé diggante bi am na ay activités connexes yoo xamante ne ñëw na fi ba finalement mu dem ba am ay dëkkuwaay donc ñu dem ba donc suñu liggéey xaw a jafe ñu am ci ay jafe-jafe parce que tout simplement dañu dem ba bërëb bi dafa xat donc bu yàlla defee ñu dund loolu yëpp léegi ñu remercier bu baax a baax monsieur le président de la République bi nga xam ne dafa am vision bu claire jëmee ko ci en tout cas les artisans de l'automobile muy vision wu lan muy vision wu recasement muy un recasement concerté parce que li ñu daan gis bu njëkk ba dañ daan ñëw yëkkati la. ay sommation rek yëkkati la jox la sommation rek yëkkati la donc aujourd'hui bu président de la République indee li ñuy woowee recasement concerté vraiment dañ ko ciy gërëm di ko ci sant di ci gërëm également ñëpp ñi nga xam ne nag jàpp nañ si notamment waa Onira Group yi nga xamante ne ils sont représentés aujourd'hui par Bamba Yade. donc Bamba Yade sax dañu waxtaan ak moom mais ci solution yi. voilà solution durable. très bien. dinañ leen rek ànd ak ñoom incha allah ci kanam lay doon. waaw donc bi ñu demee ba nga xamante ne loolu am na donc vraiment ñu ànd ak ñoom di wër ba ñu wan ñu site boo xamante ne c'est un site vraiment adéquat tout simplement parce que site bi xëy na génn na Dakar mais mu ngi si booru autoroute bi. mu ngi si booru autoroute à péage bi ba pare c'est un site boo xamante ne site bu yaatu la te foofu bu yàlla defee ñu dem fa suñu activité rek moo fay nekk donc muy loo xamante ne ñu ngi ci séntu encore une fois de plus di président de la République mu gën ci jàpp pour que ñu moderniser que ni nga xamante ne vraiment noonu la site war a taxawee. ba pare jox leen pàcc yoo xamante ne seen tur a ciy nekk. ba pare jox ñu pàcc yoo xamante ne effectivement foofu loolu dama ci doon ñëw parce que tamit pàcc yooyu ñuy jox noonu la nga xamante ne moom la ñu waxanteeg ñoom ba tax ñu d'accord a jóg ci jël ci concertation bi mooy dinañu fa defal ndox dinañu fa defal courant mais dinañu jox également ay këyit yoo xam ne ñoo koy moomal suñu bopp ba boo amee sa garage bu ëllëgee bu yàlla defee nga jóge fi sa doom mën ko doon donc loolu vraiment ñu ngi ci am nañ ci mbégte lool di ci remercier nag ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ si. loolu yëpp dinañ ci ñëw mais xam nga ñun puisque dañu am émission bi nga xamante ne wàllum dëkkuwaay la donc c'est important ñu xam ndax yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi nekk ci espace bi est-ce que yéen rendre ngeen compte ci dëkkuwaay bi nu mu c'est-à-dire nu mu ñàkk méngoowee ak jamono parce que cité yu mel nii ñu gis ci garage bi nga xamante ne presque sur 13 hectares. non loolu moom dafa bokk ci li nga xamante ne moo gën a tax sax ñun ñu nangu jóge fii parce que dem nañu ba dëkkuwaay yi wër nañu partout ñi ñëw nañ fi def fi ay dëkkuwaay boo xoolee aussi insalubrité bi fii vraiment mbedd yi tilim na tilim boo xamante ne te comme duñ ko mën di nettoyer à chaque fois parce que tout simplement comme la ma la waxoon au départ dafa am ay activités connexes yoo xam ne ute naag métier de l'automobile activités yi noonu moo tax ba ñu dem ba vraiment site bi ce n'est plus un site adéquat xam nañ ne lii mënatul nekk dans le cadre de Dakar mënatul di abriter ay garage yoo xamante ne day doon ay garage mécanicien yoo xam ne amul benn salubrité mënatul abriter également ay oto yoo xam ne dañ koy garage ci mbedd yi mu jëm fu kenn xamul donc loolu dañ ciy woo monsieur le président de la République une fois de plus pour que vraiment l'ensemble des mécaniciens yi nga xam ne ñoo nekk Dakar mu de utal leen ay solutions yu mel nii c'est des solutions pérennes yoo xamante bu yàlla defee ñu am ko insalubrité dina fi jógee parce que effectivement Dakar war na mën a dem ba tollu dans les grandes métropoles ni ñu mel parce que mënuloo mécanicien di liggéey fii jël oto garé ko ci biti loolu mënut a wéy donc comme yàlla def na ñu ngi ñuy jox ay place bu ñu ko defalee képp koo xam ne mécanicien nga ñu nekk Dakar defe naa problème cadre de vie bi dañ ko gën a mën a régler donc loolu. et même au-delà je pense que bu nekkoon wax nga ko garage mécanique kese la mais dafa am ay activités annexes parce que gis nañ fii sax ay genre dëkkuwaay yi nga xamante ni ay nit ñoo ciy nekk ñoom ñoo ciy nekk ci ay conditions yi nga xamante ni lu jëm ci insécurité tamit mi ngi bari na fi. mu ngi noonu non seulement insécurité bi am foofu mais dëkkuwaay yooyu c'est le fait de l'exode rural maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo jógee ci biir dëkk ba. ñëw si Dakar yi nga xam ne bëgg fa jël seen wàll xam naa ñoom ñoo ñëw di dëkkuwaay yu mel noonu
donc yooyu dem na ba mënatul a ànd ak suñu liggéey yi loolu parce que tamit fooy liggéeyee nga xam ne ay oto nga fay defar mën loo fa def aussi ay dëkkuwaay yoo xamante ne ñii dañ fay nekk guddi loolu dafa dem ba sax loolu dafa gën a yàq suñu liggéey parce que tey imagine toi da ngay ñëw gaare fii benn oto boo xamante ne oto buy jar 50 millions ou plus ñu dil la ci benn pièce bu ndaw boo xamante ne yow pièce boobu pour nga amaat ko di ko jënde 2 millions ñu jël pièce bi lakk ko dem jaay ko ferraille ñoom duñ ci am sax 5000 francs yow yaa koy fay te yow yaa koy fay donc yooyu voilà autant de problèmes qui font que aujourd'hui suñu feebar bi lañ bëgg ñu wér ci feebar bi lañ bëgg daal mu wér monsieur le président de la République mu ngi ci yoonu def mu wéral ko parce que jox nañu site boo xam ne vraiment c'est un site merveilleux site boobu c'est un site boo xamante ne booy jaar autoroute à péage di ko gis donc na gën a góorgóorlu vraiment defar ko ba nga xamante ne dana doon vitrine également dina am loo xam ne aussi il faut ñu waxaale ko parce que tamit il faut moom ay atelier pilote yoo xamante ne day am biir Dakar parce que kenn mënta génne mécanicien yëpp du dem il faut moom ay mécaniciens yoo xam ne xëy na ñoom dañuy dem uti seen terrain bopp defar seen atelier bopp mu moderne mbaa ñu dem avec les banques yi lebal leen ñu seen terrain mu moderne ñu def lu moderne en tout cas dans Dakar daal dañu bëgg comme ni ko président de la République bëggee ñun daal pare nañ pour accompagner ko si loolu bu ko defee nag ñun pare nañ en tout cas pour jóge fii dem ci sunu site yi nga xam ne fa la ñu war a jëm merci beaucoup voilà muy jam ñaari en tout cas ci kanam danañu rek daal di waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Bamba Yade moom la ñu dénk maanaam seen jëlee biir ancienne piste yóbbu leen recaser leen kon au niveau donc de Diamniadio mu ñëw nag ci ay points yu am solo maanaam dig yi nga xamante ni dañ leen ko dig te ñu nar ko def parce que aussi c'est important dañuy gis chaque fois bu ñuy amee ay projet dañuy diggee mais diggee yooyu noonu duñ ko rek daal di matal mais yéen tey jii nii yan garantie te ngeen am ne diggee yooyu noonu ñuy nar a ñëw ci kanam danañ ko def. non garantie yi am mooy la parole donnée ñoom wax nañ ñun de lu ñuy wax dinañ ko def mais ñoom li ñu wax ñu ngi leen ciy xaar ñu ngi leen di xaar ci hangar yi ñu wax ne dañ ko fa def ñu ngi leen di xaar ci pavagement yi ñu wax ne dañ ko fa def ñu ngi leen di xaar également ci yeneen yoo xamante ne aussi ñu ngi koy togg diggante Bamba Yade ak yeneen ñoo xamante ne ku ci mel ni Babacar muy ñoo xamante ne vraiment ñu ngi liggéey am solo ak allemand yi muy la coopération allemande donc ñun ni ñuy xaare état bi la ñu xaar également de manière communautaire ñu diggaale ak les coopérations donc foofu tamit Babacar ñu ngi fay xaar ay transformation yu am solo par exemple ay accompagnement yoo xamante ne te pare nañ aussi pour mutualiser suñuy effort parce que dem nañ ba ni sax bu ñuy jóge fii li nga xamante ne moom lañ ñuy jox comme ndàmpaay bi ñuy jox boole kook ay accompagnement logistique yi ñu mën a yóbboo suñuy bagage ndàmpaay boobee kenn ku ne dinañ leen si retirer lu mat 20 000 francs 20 000 francs yi bu ñu ko jëlee dañ koy dugal dans un compte bu ñu ko dugalee dans un compte bu ñu demee ba yàlla def ñu dem fële ñu reformaliser suñu bopp def kuréel goo xamante ne day doon kuréel gu am solo goo xamante dañ bàyyi xale yi ci kanam ñu jiite ko ñu accompagner leen bu ko defee kuréel googu fonds boobu day doon fonds boo xam ne banque bu ñu ko dugal lu ñu bëgg a liggéey dinañ ko fa mën a liggéey donc dañ jóg daal en tout cas pour liggéey voilà. voilà en tout cas merci beaucoup Ciss ak ñi nga àndal donc sànq sax ci image yi gis nañ ñu Ndiaye ak kenn ci ay naataangoom ñu wax aussi ci garage bi comme li ma wax cadre de vie c'est très 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 important te émission Sama Kër dañoo fas yéene daal di aussi amal benn série de reportage ci wàllum cadre de vie parce que yenn saay sax nga gis ay cité yu jar lu doy waar lu jar yu cher mais cadre de vie bi du ci rek nekk ay tali yu yàqu duñu am ay béréb yi nga xamante ni foofu la xale yi di fowee ak yeneen exemple yi bëri na ci mel ni kër góor gi chaque fois dama koy rek daal di wax mu nekk cité daanaka peut-être résidentielle mais la yàlla xam doy na donc cadre de vie c'est très important on va en parler davantage ci seen émission Sama Kër mais surtout aussi ci site internet bi di donc dsbimo.sn balaa nag ñuy leen di bàyyi dañ leen di gërëm bu baax dañuy dem nag daje ak ki nga xamante ni moom mooy Bamba Yade mu wax ñu li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum recasement bi ak naka la ñu fas yéene gën a kon liggéey ci recaser mécaniciens yi ngir gën a mën a amal cadre de vie fii ci kon ancienne piste bi léegi. alors ba ñu kon dalalee Ciss ak ñamu àndal ci garage yi ba pare wax na sànq ba tudd Bamba Yade moom nag structure am la ñu dénk lu jëm nag ci wàllum organiser li nga xamante ni moom mooy recasement wu mécanicien yi yaa ngi ci liggéey bu rëy de Bamba. merci Dieynaba ñoo ngi ci liggéey bu rëy. waaw parce que je pense que ni damay jël d'abord une minute pour remercier
les autorités sénégalaises et particulièrement le président Macky Sall parce que moom moo théorisé l'inaction mooy bu ñu seetaanee daf ñu dara du fi sotti te problème am na mooy problème mécanicien yi ci benn wàll bi rek problème mécanicien yi c'est un problème sénégalais ñu science ni problème sénégalais bu amee solution sénégalaise moom la ñu war a utiliser donc ci lañ vraiment approché ñun ak waa direction des domaines j'en profite pour remercier Mamboy Diaw qui a été au début de ce process ni ñu ñun kat dañoo am benn problème mooy mécaniciens yi nekk ancienne piste dañoo bëggoon ñu xool fu ñu leen yóbbu bi ma joxee mission bi ma ne ko non y a pas de problème on va faire un travail en amont comme en aval wax ak ñoom bañ nangu wutal leen fu ñu dem tam bañ nangu foofu yàlla dimbali ñu ci travail boobu yëpp ñu ci profité pour remercier les autorités départementales de Rufisque particulièrement le préfet Ababacar Kane les 2 maires de commune c'est-à-dire de Sébikotane et de Diamniadio ñoom ñëpp biñ déggee ni lii projet état la dañ cee taxaw projet état nag mooy un projet d'utilité publique parce que ñëpp nangu nañ ni Dakar mooy suñu salon bu dee kër la Dakar mooy salle bi salle am na loo xam ni waruñu ko cee nangu dafa war a wane xar kanam bu rafet xar kanam bu mucc ayib parce que ñun dañuy tukki dem bitim réew lañ fay gis yaakaar naa daal wute naag li nekk Dakar man tam Dakar bi ma xamoon bi may nekk xale mu nekkoon Dakar bu organisé vraiment am infrastructure ku nekk xam fa nga war a nekk malheureusement dafa am benn moment de flottement boo xam ni les choses n'étaient plus organisées nit ñi ku nekk def lu neex je crois que nag gouvernement bi moom mi ngi jël en charge le cadre de vie. mooy pour éviter cohabitation bi diggante yenn xeetu liggéey sax laa ko mën a wax ak donc yenn dëkkuwaay yi ndaxte garage mécanique mënta nekk ci biir peut-être bu toll nii mënta nekk ci biir genre dëkkuwaay yu mel nii. voilà justement loolu nag vraiment ma ciy remercier mécaniciens yi biñ ñëwee di waxtaan ak ñoom dañoo foog ni dañuy am benn réaction bu hostile c'est-à-dire seen côté du ñu dem mais biñ ñëwee dañu ñun de buñ sañoon ñu jox ñu foo xam ni ñoo koy moom. organiser ñu ko ba ñu mën fay liggéey bu mucc ayib donc loolu ñoom conscient nañ ni dëkkuwaay mënut a ànd ak liggéeyukaay du moins certains liggéeyukaay parce que secteur primaire peut-être mën na bokkal fii donc ci waxtaan wi noonu ñoom ñu organiser wu vraiment boole ci fulla ak fayda autorités yëpp recevoir leen rassurer leen nag ñu leen dañ leen jox li ñu leen wax dañ leen ko équiper dañ leen jox seen i këyit ñu dem ba liggéey bi egg. parce que fa ñuy dem ñoom dañ ko clôturer parce que li amoon fii la ñuy éviter mu am fële organiser nañ leen de telle sorte que ku nekk di nga xam fi nga moom organiser ko tam ci wàllu kayit ba ku nekk xam ni lii waroo ko def ñu dem fa. ci boobu tam ñun ñu def léegi recasement des mécaniciens benn vocation parce que tam du Ndakaaru kese moo am problème région yi dañoo am problème. Parce qu'on a été approché par beaucoup de maires et beaucoup d'autorités qui nous disent que ñoom ils ont des problèmes. Oui. Mais tey yan assurance justement ngeen di jox mécaniciens yi ne leen bu ñu jógee ci espace bii ñoom c'est-à-dire que danañu am aussi li nga xamante ni lu disons promesse yu ñuy mën a tenir la. waaw bien encore une fois c'est vrai que pendant très longtemps les gens ont été victimes de promesses non tenues ça on a dit parce que ñoo ngi dégg wax ji. Mais bii nag c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé man c'est ma structure qui est responsable c'est ma structure qui est comptable aussi de lépp li ma wax mécaniciens yi incha allah rabi naa ko sàmm bañ def ko. am nañ garantie sur le plan nu tudd contractuel avec l'État du Sénégal nii am na lu ñu sant bu ñu ko defee ñoom tamit dañ def li ñu leen nu tudd li ñu wax c'est vrai que. Recasement devoir la mais de obligation état bi nag dina joxe cadre bu nga xam ni ñoom dinañ fa dem mais li koy def ba mu nekk un cadre moderne ñoom ñoo koy liggéey léegi ñun tam fas yéene nañ accompagner au-delà du recasement dañ leen accompagner au niveau des ONG ba ñooñ di leen jàppale parce que activité mécanicien du passe-temps liggéey la dañuy former dañuy produire dañuy vraiment aar bu ñu bàyyee ñuy subir ay recasement ay déguerpissement
dafay am toujours boo yoo xam ne bu ñu leen déguerpir rek ñoom dañuy dem dugg ci leneen mooy dañuy sombrer dans le banditisme am na ñoo xam te dañuy dem jël gaal gi voilà pour dem immigré ji donc loolu je pense que état bi bu leen encadrer d'abord rendre leen ñu nekk ay propriétaires pense que li ki des peut-être ñoom ñu ci bëri ay mag lañ mais seen doom dinañ ci mën a liggéey incha allah. mais kañ la ñuy dem ñoom ça c'est la question que tout le monde se pose peut-être ñoom kañ la ñuy dem mécaniciens yi. ñoom yanu nañ dem bi man yanu naa ko état bi tam yanu na ko amoon na ay lenteur administrative au niveau de l'obtention des documents mais dernière rencontre bi ñu def ak le ministre Abdoulaye Seydou Sow j'en profite pour vraiment me remercier ko de son pragmatisme xam nga mais aussi le ministre de l'artisanat qui n'a ménagé aucun effort depuis le début xam na ni mécaniciens yi ci ay njabootam lañ. kañ la ñuy dem. jaay dawa dem bi je pense que ñi ngi commencé léegi joxe nañ liste yi définitivement léegi administration la des administration bu paree suba yaakaar naa ne ñoom pare nañ pour dem ginnaaw suba am nañ mesure d'accompagnement yu ñu leen kii mi ngi nii di tege xam nga ñoom ñoo ko moom pour bu ñu demee mën a commencer ndànk-ndànk xam nga donc dem bi moom je pense que nekkatul ci mécaniciens yi nekkatul ci Onura Group je pense que léegi ci autorité la des te comme président wax na ñeenti yoon conseil des ministres ma suivre ko mu insister ci demu mécaniciens yi ndànk-ndànk je pense que du yàggu dara je pense que ñoom dinañ ko def incha allah en tout cas le ministre Abdoulaye Seydou Sow s'est engagé personnellement à régler ce problème et définitivement aussi. D'accord. En tout cas ñun dinañ ko suivre incha allah donc Bamba dina am sax yeneen émission yoo xamante ne dinañ ko def parce que dossier bi ça nous intéresse wax naa ko cadre de vie la comme ça on va essayer un peu de voir li nga xamante ni noonu la ñuy rek daal di évoluer liggéey